asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi dellu siwaat nañu ak yéen ci seen taxaw seetlu ñu jëloon keroog ci ministre Ali Saleh Diop. ministre Ali Saleh Diop nekk ministre de la République du Sénégal, nekk ministre des élevages, nekk it koo xamante ne mu ngi milité ci parti Rewmi. waxoon nañ leen ko, dëgtal nañ leen woon ay kàddoom ci ba ñu koy nommé, waaye dëgtal nañ leen ay kàddoom it ci digganteem dëggoom ci digganteem ak président Idrissa Seck. fan lañ commencé ànd mu wax ko lu tax mu jàpp ko, mu wax ko li tax ba ñu jiiñee président Idrissa Seck mbiru chantier de Thiès mu jaar laaj ko mu am ci lu leer mu doog a engagé wu dellu ci ay mbokkam. yàlla def tey ànd wi yàgg lool, wax na ko at yi ñu commencé ànd ak tey léegi mu jege ñeent fukki at. donc ba tey yàlla dogal mu nekkoon nag kilifa, ndax nekku rek bu ñor tat bi, waaye dafa yàgg ci tool bi, yàgg cee bay lool. yàlla defal ko nag mu nekk nit ku oyof. nit ku oyof day wane ci yi ngeen di gis ñu leen di won. mooy Ali Saleh Diop ci loo ko woo mu wuyu si la, ci loo ko woo ci lu baax, luy defar, lu jëm ci diina mu wuyu si la. Ali Saleh diggante mag kilifa diine yi am na historique bu am solo boo xam ne nettali na ko diggante moom ma Abdou Aziz Sy Dabakh. loolu extrait boobu bu fekkee ne jege na la waa Rési ngeen ñamal ñu ci tuuti, parce que loolu dafay ànd tamit ak ay image, ngeen déglu te seetaan. saxal ñu ci diine parce que lu dul diine rek doo dara. diine moo fi nekk, moo mën a defar jikko yi. damay wax ne lu mu am xam-xam, grande école bu mu mën a jànge, nekk ingénieur ci lu mënti nag, bu fekkee ne diine ak xalaat bu baax wottu ko mënu la amal njëriñ. donc diine jooju nag ñu ñuy jàngal ba ñu nekk dañuy nekk tout tàkk, muy lal bi matelas bi njëkk bi nga xam ne ci lañuy toog mën a déggoo beneen xam-xam bu mën a ñëw tegu ci. loolu tànk amul ciment boobu ci diggante ñaari étape yooyu bu amul dara du sotti. yàlla ci yàlla dégg maa ngi jégalu kàddu gi nga xam ne jiitu naa ko Thierno Mamadou di wax di ñaan ngeen ñaanal ñu ci lii nga xam ne àddina daf ñu ko dégg. yàlla tënk ci njub ba mën cee mën a gën a mën a jaamu yàlla. loolu daal laa newoon ci kàddu yu gàtt. dinaa ko yëkkati. di wax ne oustaz maa ngi lay jox nuyoo sa xarit. di sama rak également di président Idrissa Seck. ndax démb heure bii maag moom ñoo nekk. ca toolam muy bay. muy bay te toolam laa ko fekk muy bay ndëgën si yàlla ji ma tiim ci koor laa nekk dama ko fekk mu yor di bay. ma seeti ba ñu toog xamal naa ko nag danaa fi ñëw tey. macha allah mu téye ma ba ndogu. mi ngi lay nuyu. moom soxnaam day benn. macha allah xam naa sa wëllëre la. moom moo tax moom ñu xamee ni. boobu ba léegi nag amuma lu ma ci rëcc. di lay indil également nuyu président de la république. ndax beneen mbubb laa sol bi nga daan ñëw dama fa daan ñëw rek daaw ak daawaat yëpp ak at yëpp bi nga daan ñëw rek ndax pël rek ñu seet ci ñaanu Thierno diggante bi Thierno ñaanoon na ko daaw xaw ma ci woon dara lii am donc Thierno mbir maa ngoog di nuyoo yóbbante nuyoo Thierno Bachir war naa fa dem Thierno Amath Niang bi nga xam ne sama kilifa la. Daara Jolof moom fan yii dem Daara naaj Daara Jolof parce que moo ma fay yóbbu
loolu daal waxoon naa danaa la ko parce que Thierno Amath sama kilifa xam nga bu baax a baax boo ko gisee nee na ko gis naa sa jarbaat Seydou Niang mii doomu moom laa def sama chargé d'émission wax la diggante bi ni mu mel ni mu rataxe donc loolu daal laa noonu ci kàddu yi gàtt dinaa ko yëkkati di jéglu ñëpp di baalu ñëpp jërëjëf. mu ne du mos a bàyyi mu set te du bàyyi mu set incha allah. mu ne dafa bëggoon xaar rek. te mbir mi wër rek. le kàddu gi ñëw ci moom. comme ni mu ko daan defee bu fi ñëwee ci béréb bi. mu defee ko comme noonu ko daan defee. mun a ñëw na fi ay yooni yoon. ci ndigalu Thierno Mouhamadul Bachir Mountaga Daha Cheikh Al Hadji Omar. waaye musul doon kàddu ni musul am. day toog rek. même bu mbooloo bi ñëpp demoon mu des moom ak baas beeg weñ yi rek. day toog jàpp njaabaram te kàddu gi ñëw ci moom. ba ñu ne Thierno Mohamed kàddu gi ñëw na ci yow jëlal nga wax. mu doon kaa wax li muy wax. waaye suñu mbokk wala fii nee nañu. lu yëngu rek. li ko yëngal moo ko ëppi doole. waaye yëngatu bi nag. moo ngi nekk yëngatu xol. waaye xol bu yëngu rek. xol bu yëngu ci xadru yàlla. mu ne. yëngatu bi muy wax nii. yëngatu xol la. waaye xol bu nekk ci xadru yàlla. moo tax yëngatu bi am. lu tax mu wax loolu. mu ne nit. dina wax dara. te du xam dayoo gi sax. mu ne gis ngeen ministre bi toog. mu ne moom ñun xam nañ ne doo tàgg kenn ndax ki la yar moo mel noonu Thierno Mouhamadul Bachir. yàlla kese moo tax muy wax li muy wax. yàggal ngeen a daje tamit ay bërëb. ak ñeneen ñu mel ni yow ñu bari macha allah. waaye kàddu bu amee rek. waxtaanam ba pare. dañuy nuyante. saafante. ku nekk dem. waaye amul benn yoon. bu mu musoon dog kàddu ci biir mbooloo wax. kenn si ñoom. musul am. yoonu yàlla. nga jaar ak ku baax. moom rek moo am solo ci àddina. garaat bu gën a rëy. gannaaw diine. nekk nit yàlla yu baax yi. kon nag. jërëjëf ministre yàlla na yàlla fay. fii kenn du la fi tontu. incha allah. moom moo lay jaajëfal ñaanal la yewi la nga def. di la wax jërëjëf. di la wax jërëjëf. te tamit. beneen mbir bi tamit. Thierno Djiby Sow nii toog. rakkam la sëriñam la waaye rakkam la. baayam moo ko yar. waaye ñoo bokk meen ñoom ñaar. ba tax na. képp ku fi ñëw rek. moom mii nga ñëw moom Thierno Mouhamadou Abou Seye. képp ku fi def teraanga bi tax bis bi mën a jaar yoon. nit ñi di kontaan. moom mii nga ko defal. kon nag. jërëjëf ministre. soxla si tedd gi yaa si daa yow it kii ministre bi toog ni mu ko waxee noonu la koy ñëpp di bëgg a waxee moom dafa jël kàddu yóbbaale ñëpp ñëw moom dafa wax waaye nag bi dee fi nga doon taxaw la ngay def foofu dara baaxu ci woon boo fi ñëwoon kenn du la ràññee ba di la xàmmee ba ngay yëkkati nit ñi ñuy jóg
man ak sama naataango ministre du commerce ñëw visiter ci waa Sedima nag ku ko tudd ci Sénégal xam naa sa xel dina dem ci ginaar yàlla def ñu gëm ko tamit am ci pas-pas def ci lu bëree bëri tey nii abattoir bi nga xam ne moom lañ ñëw tey di ko visiter daanaka jaar na lu ëpp fukki milliards ki am gis-gis boobu nag ba jël xaalisam dugal ko ci lu mel nii loolu mandargale ne am na yaakaar ci mbir mi te fas na yéene des ci liggéeyal Sénégal ci loolu nag ci turu président de la République ñu ngi leen ci gërëm di leen sant développement réew nag bala muy am day fekk secteur bu nekk rawatina secteur prioritaire yi ñu am ñoo xam ne ñu dëgër la une masse critique de gens capables de porter en fait secteur boobu te ci wàllu ginaar yi yéen partenaire stratégique bu état du Sénégal ngeen bokk loolu ñu ngi leen ci gërëm di leen sant mënoo ngeen def leneen waaye ngeen choisir def lii nga xam ne Sénégal soxla na ko waaye choix boobu nag dafa am lu muy jur day jur responsabilité xam nga bu ñëwee yow yaay champion ci lii du ab càq kese bu ñu la takkal nga di ko wane déedéet dafa am ay wareef yuy tegu ci sa kaw ay mbagg ku ne wareef nag li ci ëpp lu métti la loolu nag Sénégal dañ leen koy gërëme di leen koy sant bu méttee yéen la bu neexee yéen la ci kaw loolu état du Sénégal nag dana leen jàppale taxawu leen ba ni ngeen xam ne yéen a ngi koy def te ngeen ay sénégalais di ko defee réew mi également ñu taxaw leen ba ngeen mën cee indi seen wàll ci koom-koomu Sénégal jamono ji ñu toll nag dañu nekk ci waajtaayu Korité ku ne Korité nag ne ginaar Sénégal yëpp a ngi déglu ndax danoon am ginaar yi nga xam ne soxla nañ ko waaye li ñu gis fii de ci contexte bi nga xam ne dañoo nekk ci Covid ba taxoon cuuj yi manqué ñi nga xam ne waroon nañoo def seen loxo ci mbir mi am sooxe ci seen liggéey yéen ngeen def lii du ñu def lu gërëm leen di leen sant mais nañ ma nag ne ci weeru koor gi moom li ñuy soxla ci ay ginaar dina war a toll ci fukki million nee nañ ma tamit li nga xam ne ñiy jaay ay cuuj di ko jaay ñi nga xam ne ñooy yar di jaayaat ñooñu yar di jaayaat jënd nañ daanaka lu toll ci juróom-ñeenti million donc mel ne fukk yu ñuy xaar juróom-ñeent yi war nañ ko motale loolu nag dara la waaye xam nga njaayeen yi moom seen bëgg-bëgg pour nga mën koo motale dafay doy waar lool ñu xamee ko noonu di am yaakaar ne bu ñu jógee ci lii maanaam semaine yi nga xam ne dañ ciy dugg da ngeen dellu ca la ngeen nekkoon yokk production yi ndax demande bi mën a ñu mën ko motale comme ni mu meloon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax. Commencé cette tournée-là et j'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la région de Louga depuis 3 jours par le Hara national de Kébémer, où j'ai pu apprécier le travail remarquable produit au niveau de cette structure du ministère de l'Élevage. Ensuite, j'ai rencontré des opérateurs privés dans le département de Louga, des populations, des éleveurs qui travaillent en perspective de la Tabaski. Depuis 2 jours, je suis dans le département de Linguère, où j'ai visité la commune de Thiarny avec une unité de collecte et de transformation laitière. Ensuite,
j'ai fait le déplacement sur Doli pour échanger avec les acteurs et discuter avec eux sur une perspective qui devrait à terme nous permettre de décider d'un modèle de gestion de cette structure, de ce ranch, qui est pour nous un outil extrêmement important pour le développement de l'élevage dans le département de Linguère et au-delà au niveau national. Depuis hier, j'ai fait la commune de Tessékré pour aller à la rencontre d'opérateurs privés qui sont en train, en tout cas, de constituer des stocks pour les besoins de la Tabaski prochaine. Aujourd'hui, je suis dans la commune de Dara avec l'accompagnement de Monsieur le maire pour d'abord aller visiter nos bureaux, notre bureau nord du FONSTAB, ensuite les femmes tanneuses qui sont à Lumbal, ensuite signer une convention de partenariat avec la mutuelle des éleveurs du Sénégal pour leur permettre d'avoir des ressources additionnelles pour se positionner, en tout cas dans le financement du secteur. Et enfin, j'ai fait le déplacement cet après-midi au niveau du centre de recherche zootechnique de Dara, qui est une institution de référence en matière de recherche, là où se produit beaucoup de vaccins qui sont utilisés non seulement ici au Sénégal, mais également à l'échelle de la région. Enfin, j'ai visité le CNAG dans l'enceinte de l'ISRA, du CRZ, et enfin, là où nous sommes aujourd'hui au niveau du Hara de Dara, qui, dois-je le rappeler, a produit les meilleurs étalons qui ont fait les beaux jours des courses hippiques du Sénégal. Voilà en résumé le parcours que j'ai effectué depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui dimanche. Dans certaines localités, les éleveurs ont exprimé des inquiétudes par rapport au vol du bétail. Qu'est-ce que vous apportez comme réponse là-dessus? La réponse, elle est simple. Elle procède d'ailleurs d'une indication, d'une instruction de monsieur le chef de l'État la semaine dernière, qui nous a demandé, mon collègue de la justice, mon collègue de la gendarmerie et moi-même, de nous réunir très rapidement pour trouver en fait une solution opérationnelle. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une loi qui criminalise en fait ce vol. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut que sur le plan opérationnel, qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui puissent impacter ce fléau et que les... li ñu njëkk a wax mooy am mbégte ci ñu bokk ci ñu mu njëkk a xalaat pour ñëw seet si ñu et ñu am mbégte it ci président de la République bi mu ko tànnee mbax nag ci fi mu ñëw je crois que li tubaab bi di wax ñëwul en terrain inconnu fu mu xam la parce que fii ñu nekk nii tey ji lii wane na ko ay seede ngeen ay mbokkam la fi fekk ay xaritam la fi fekk ay am di jàmmam la fi fekk je crois que lii ñu ko jox li mu méngool la ñu am ci mbégte it président de la République bi mu ñu ko tànnalee parce que mënoon nañu ko tànnal koo xam ne ki le day occuper place bi fekk du ko mat mais ñun am nañu njort bu rafet ci moom que dinañu ko occupeel et liggéey bi it ñu ko commencé door tey ji wax nañ ko suñuy jafe-jafe biñ ko waxee ci saa si la ma ne li mu gën a gaawee dinaa la recevoir yow ak sa staff lii ñu waxtaanee fii ak li ngeen fi joytu ñu xool naka lañ koy saafare fekk ñun ñëpp ñooy ànd waxtaanee ko li ci mën a nekk par benn ñu defaree ko noonu. je crois que tamit ñun tamit ay nit lañu du li ñu bëgg rek ci saa si ñu defal ñu lépp dañuy am toog ko waxtaanee ko mais suñ ko toogee waxtaanee ko li ci mën a nekk ñu def ko li ci mënta nekk it ñu xaar ba ëllëg sa wala ci gannaaw ëllëg sa. jafe-jafe bi ci gën a tar tey jii mooy suñu jafe-jafe mooy mu jàppale kooku du ci moom mais ñu jàppale ci joytu moom la ñu mën a joytu ak autorité territoriales yi administration territoriale pour ñu joytul ñu APIX ñi nga xam ne APIX laaloon na seen place ñi nga xam ne jotaguñu seen ndàmpaay ngir yàlla ñoom ñu jox leen seen ndàmpaay parce que ndàmpaay boobu am na lu mu leen di jëriñ APIX it am na engagement bu mu jël te je crois que Mountaga Sy également loolu mu ñëw fii ak engagement boobu ak yàkkamti bi mu ko amee woon je crois que également baax na rek ñu soññ ko te ñooñu ñu ko il est mieux placé moom monsieur le ministre pour soññ ko pour ñu régler ñu loolu accompagnement social bi ñu doon wax pour defar hangar bi defaral ñu poste de police bi defal ñu fi canalisation ci biir kii bi pour ñu def ko am nañ ci yaakaar ci moom am nañu yaakaar ci Mountaga Sy mu def ko am nañu yaakaar ci président de la République ñun ñeenti hectares la ñu woon ak 200 ar benn hectare bi jëlal nañ ñu ko te hectare boobu ay nit ñoo ci nekkoon te ñun wuute nañu ak marché yoo xam ne la nit ñi dañ koy fay rek ñun la génnal ñun ay mbokk lañu nit su ñëwee
suñu jëlee place nit da ngay ñëw ne ma président fooy nekk man la kaay ñu tàncaloo am nga say xar rek parce que ñun noonu la ñu dëkkee parce que démb la ay papa la ak i maam donc kooku du bokk la koo xam ne ki la jël na sa place ñu jël la sànni la. gis ngeen li ngeen dégg ci moom noonu la demee image yi ngeen di gis tamit noonu la demee muy nit koo xamante ne xeebul kenn ci soxlaam xeebul kenn ci bësam xeebul kenn ci taxawaayam ndax nag Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu daana wax ne nit ku ko xeebal bësam wala sëriñam wala diinam yaa ko tooñ loolu nag tey mooy nit ki koo koy Ali Saleh Diop Ali Saleh Diop ci digganteem ak relation saa yoo ko wooy ngeen gis wàccam bi muy ñëw ci conférence bi ñu sant ko ci gërëm ko ci ndax nag du dara mais jéem bi mu jox ndax nag yéen responsable parti réew bi muy ministre yeeg député yeeg ñi ñu mënta doon ak ñi ñu nommé waaw ak ñi ñu nommé ñi président Idrissa nommé ak ñëpp kenn ku ci ne askan wi tey ñoo tax nga doon la nga doon gannaaw yàlla ndaxte Idrissa nomination yi mu def it ci ñi ñëpp jële ko ci ñun ko ci ñeneen dañu war a xam ne ci dénkaane bi dénkaane la ndénk it ci koo wóolu nga gis koo xamante ne amaan na wóoluwun ko waaye dafay bëgg nañ ko dénk wala buñ ko dénkee buñ ñu dénkee diw xolam di ci ñëkk loolu dund nañ lu mel noonu muy lu doy waar nag ndax nit warta jël kiñaan di ko ji ci xolam ndax daf koy sonal ñu bàyyi ci xel alxasuudu laa yasuud da nga gis tey ministre yi ñu nommé sax tey am na ñoo xamante ne neexuleen soit ñu nekk ci parti bi wala ñu nekk feneen koo xamante ne kii wóolu moo ko wóolu nekk dénk naa la nga jàppale ma ci nangam yow boo ko wóoluwul wala boo ko iñaane lan la koy wàññi lu jar a bàyyi xel la ndax nit kaadal faqur an yakun kufran waaye alxasuudu laa yasuud nit bu fekkee ne kiñaan nekk na ci xolam du lim bëgg du ko am mukk te du doon sàng waaw ndaxte moom dafay bëgg nga torox ginnaaw moom lépp loo xamante ne yàlla def na ko moom da koy critiquer loolu nag dañ ko tegee à boor ndax baaxul li ci des mooy taxawaayu Ali Saleh Diop suñ koy wax mooy taxawaayam ci état bi ci nguur gi tournée yi muy kon mbokk yi yéen a ko gisandoo yéen a ko dëggandoo ministre bu nekk ci terrain bi fu nit ñi nekk ma nga fa lañ ko dénk muy jur ya xar ya bëy ya fas ya ganaar ya ba ci kanaar ya lépp ak li nga xamante ne mooy liñ ko dénk lépp bàyyi ci dara kon ministre noonu lay def gannaaw ba nga dëggoo ci sa digganteeg ka la yàlla boole loon nga dëggoog sa digganteeg président de la république mi la wóolu tey def la ministre nga déggu sa digganteeg sa réew mi nga xamante ne moo la soxla nga doon doomam mu yar la tàggat la jàngal la def ci yow la mu def ci yow yépp ba nga màgg tey nga doon la nga doon kon lan nga war a delloo sa réew kon yow yaa desal sa réew waaye sa réew desal la maa ngi wax ak yow mii jàpp ne ñii dugg nañ fi rek ngir Ali Saleh Diop le ministre bi nga xamante ne tey balaa muy def dara opérateur économique nekk chef d'entreprise bu mag koo xamante musu ko wax kenn musu ko wanewu fenn amoon dundam lépp dund ba toll ni ci ay at lan la war a bëgg lu dul jariñ réew kon ñii ñëwuñu pour jariñoo réew mi mais dañu ñëw pour jariñ seen réew dinañ ñëw ci yeneen ministre yi bay ci say oom la mais dina ñëw ci ministre yëpp kenn ku ci ne sa liggéey la ngay liggéey ak fan nga ci toll wane lu baax li comme que ña ngay wane lu bon lu baax li il faut ngir xam ko loolu yëpp nag grâce
président Macky Sall ànd ceeg magam président Idrissa Seck wóor na ma ne ñoom ñaar seen ànd njëriñu Sénégal donc maa ngi lay ñaan yow mi sénégalais parti boo mën a nekk kuréel boo mën a bokk ak foo mën a féeti jàppal ne amel nga bor sa réew. ban bor nga amel sa réew wala tette fii nga juddoo ci suuf si inna sababanal maa sabban summa shaqaqnal arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa naxlan wa hadaa'iqa ghulban wa faakihatan wa habban waaye loolu mataan lakum wa li an'aamikum yàllaa def loola nga am ci looy dund yàllaa taw ndox saxal pepp ba mën a juddu ba màgg ñu mën ko récolter nga mën ci dund pepp ba mooy doon mburu mooy doon birios ba ngay lekk mooy doon gâteau ba ngay lekk mooy doon meew ba ngay naan mooy doon lépp pepp boobu la yàllaa ko def fan la ko defee sa suuf sa réew mi yow mi màggee sa réew ca loola ak mataan lakum wa li an'aamikum ca élevage ga ca maanaa jur ya yàlla nee na wàllu récolte bi ngay récolte nag ñax yooyu muy gerte ga muy ceeb ga nee na ñax wi ceeb bi gerte bi yaay borom waaye ñax wi nag nee na joxal ma ko jur yi ndax walaw lal bahaim wal asjar la mumtira bu dul woon yàlla ne bu dul woon bàyyi ma yi maanaam xar yeeg béy yeeg élevage bu dul woon ñoom ak garab yi sax nga xam dafa leen war a roose dafa leen war a dundal moom yàlla nee na duma leen tawal yéen doomu aadama ndax utilal insaan maa akfara doomu aadama yàlla na toskare yàlla ay xas doomu aadama foofu nee na maa akfara lu tax ngay nekk rancunier lu tax ngay weddi lu tax nga nekk koo xamante ne lu nu wax lu baax nga teg ci lu bon bëgg lu baax bëggloo kenn lu baax sa bopp rek nga bëgg sa bopp sax bëggoo ko bul bokk ci ñoom di nga nekk critiqué kat nga dem ba nekk sa ennemi réew te yëgoo ne nekk nga sa ennemi réew sa nooni réew muytu koo doon sa réew bu la soxlaa demal jox sa réew la mu soxla ci yow xamool ñaata ngay dund ak lan ngay dund te nag amal nga sa àq sa réew ndax deret bii doo sa yaram sa réew wii la wax naa ne fii la meññant gi fii la jógee fii nga ko dundee muy doo sa yaram dekk sa deret yow nga dund réew mi fayal la sa njàng jox la ay bourse tette la ba nga toll ni nga toll boo jaarul école jaar nga feneen foo mën a jaar yàlla la wërsëgal ba nga toll fi nga toll fan la jógee sa réew léegi nag yow lan nga defal sa réew ku jóg ngir defar réew mi nga xalab ko nga padd ko nga xas ko nga saaga ko ngir bu mu defar réew mi seytaan di la alimenté ci sa yaram ci sa deret ndax a seytaan yajri min ibni adam mujriman tabi seytaan day daw ci sa deret comme na sa deret di dawee ci sa yaram di la xalaatloo ci nit ki lu bon di la foogloo ci nit ki lu bon président Macky Sall lu ne wax nañ ko ci moom lu ne boobu ñu ngi opposé wu ànd ak moom waaye nag ngalla bu ñu gisoon lu baax ne lii baax na bu ñu gisoon lu bon it ne lii baaxul li muy def nii baaxul diggante ak président Idrissa Seck xam ngeen ne ay mag rakk lañu woon depuis ca PDS ba yàlla dogal tey ñu retrouvé waat nekkaat mburu ak sow mu jaaxal ñu bari mburu ak sow nag buñ ko waxee mooy xooyal naan mbaa xooyal tuur xooyal naan mbaa xooyal tuur waaw da nga gis nit ki ne man ak diggante man diw ak diw cerek sow la wala dugub ak meew la wala yooyu day wane ne ñii fidélité bi wane na nañ ko te taxawal nañ ko seen biir te jël nañu ci seen biir loo xamante ne jël na xam nga am na lu Aïda Mbodj wax keroog te kaddu googu di seen kaddu ñoom opposition parce que ñoom bëgganti wuñu loolu moom wër na waaw bëgg dañuy pàddante kenn ku ci ne da ngay seet foo mën a laale pàdde sa morom nga pàdd ko fa wala sa morom am dëj wala am lenn loo xam boobu ñëwee fës fa dañuy wan diw ñëw na ay militant bëgg la ay nitam bëgg la yooyu rek lañ ci bëgg mu taxaw bay wax ne ñoom ci seen bopp seen deret maanaam dañuy roy ci ñi nga xamante ne seen dëggu ak seen ànd dañuy doon dàgg seen yaram jël seen deret yi boole ne deret seen deret ni nu booloo noonu lañu booloo loolu diggante président Macky Sall
ak président Idrissa Seck la ñu koy séentoo ci ñun leen gëm ndax wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa wa maa kunnaa lil ghaybi haafiziin suñu kilifa gi la mu ci won lañu ci gis ak dégg ko loolu gëm nañ ko te wóolu nañ ko mbokk yi teg leen ko seen baaraam beneen yoon dinañ ñëw ci beneen leader mën na doon sax leader opposition ngir gën leen gindiwaat gën leen xëccaat ñu gën a delloo seen xel ak seen bopp kii mooy Ali Saleh Diop mi nga xamante ne lenn rek ci dundam lañ ñëw xam nga ñëw wuñu ci biographie fu mu juddoo fu mu yaroo fu mu jaar waaye lii ngeen jot a amagum ci moom incha allah teg leen fa seen baaraam ci beneen jamono ak beneen leader taxaw seetlu la woon fii ci Xamle SN TV ak Thierno Djiby Sow asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.